ñu ngi fii ci Koungheul sanc di quartier boo xam ne quartier mag la ci Koungheul fekk fii kenn ku xam ne kenn du ko présenté ci Koungheul muy Alioune Badara Ly mu am lu mu defal waa koñ bi comme ni ñu koy waxee saa su ne ci def la dëkk ñu koy topp saa su ne gis li muy def ci dëkk bi ci département Koungheul sax mën nañu ko wax tey nag fekk fi ñu xam ne di Thierno Diallo nekk responsable ci côté Alioune Badara Ly di liggéey ak moom jox ko léppam nekk ci bu côté fekk benn jigéen boo xam ne mbir mi seen mbir la parce que Alioune Badara Ly da ciy maye tey benn teen boo xam ne méttoon na ci rot Koungheul tey nag dana xam ne dana nekk insulte ci nit ñi bu ñu waxee ne Koungheul ba léegi ñu ngi rotee teen mu nekk lu métti mais koñ bi nii gisuñu robinet teen lañ gis ba teen bi sax demoon na ba am problème mën nañ ko wax mais Alioune Badara Ly ak ni muy jàppale waa koñ bi wax na lépp lu muy def Koungheul moo ko ñor mu ñëw fekk si waa koñ bi dafa leen lu mel noonu ne leen teen bi xam ne moo fi nekk dinaa ko jéem a defaraat ba mu baax ngeen nekk ci jigéen gi nag ñuy déglu bokk na si ñu xam ne chaque jour bu xëyee fajar dina root ndox ci teen boobu noonu soxna si ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. waaw tey Alioune Badara Ly di seen doom di nekk responsable politique ci Koungheul nekk ko xam ne comme ni ñu koy tuddee lu ko département bi moo ko ñor xoolu ci dara xool ku mu àndal ku mu àndalul saa su ne mu ngi def fekk leen ngeen nekk si jafe-jafe boo xam ne ci digg Koungheul la nekk mën nañ ko ñàkk wax koo xam ne Koungheul tey mu ngi am problème mu teen sax nit ñi nekk feneen dañu xaw a jaaxal mais ndox jafe na fi ba teen sax amul ci koñ bi tey nag ngeen ñàkkoon ndox moom mu ñëw ubbi ko defaral leen ko ba tey ngeen mën ci ral tey lii tey ba mu ubbee ko tey ba ngeen mën ci jot lan ngeen mën a wax Alioune Badara Ly. xanaa di ko sant di ko gërëm. di ne lim fi def ñëpp la ko defal. ndax teen bi ñëpp ak koy njëriñoo. dañoo nekkoon Koungheul sant am fi benn teen boo xam ne fukki at teen baa ngi màbb. yàqu waaye ñu ngi ne woon siiw ku ñu ko defaral. léegi Alioune Badara Ly jaar fi ñu jooytu ko wax jooju. si fi mu taxaw si la waxee ne xaymal leen ma lan mooy defar teen bi. biñ ko waxee it taxawaaluwul fa kastaluwul dafa jóg taxaw si ndax diir bi mu neen dinaa ko defar ak lim ko defal motul sax fukki fan. te teen bi fukki at la fi nekk mu ngi yàqu. ñuy naan ban. te teen bi waa fii ba Touba Koungheul Mali ba fii ba Bambara ga dañuy ñëw di rootee si teen bi. teen bi am fi njëriñ lool waaye demoon nañ bi mujjumaa bi suuf rek la ñuy naan. waaye tey sant nañ yàlla bi nga xamee ne Alioune Badara Ly dafa xëy rek taxaw si benn bés defar teen bi ba nga xam ne ni képp koo xam ne ndox tawatoon na la. tey boo jógee da ngay am sa ndox ni nga ko war a amee woon. ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ne si kaw si kanam ndax lim ñu jàppale moom rek moo ko mënte def na ko. lim ñu diggoon defal nañu ko. gis nañu ne jigéen moo jàppale jigéen lu lim gën a soxla jigéen moo ko yor. parce que ku wax politique wax na jigéen ñooy jóg ñooy wote ji ñooy def lu nekk. tey Alioune Badara Ly nekk ko xam ne bu leen defaree lii leer na ma séntu ci loolu sax mais yéen am ngeen ko njëkkal fan ngeen nar a taxawee Alioune Badara Ly. fan lañ ko nar a taxawee. xanaa fu mu taxaw si naaj ñu taxaw fa. fu mu taxaw si kër ñu taxaw fa ba li mu bëgg yàlla may ko ko. waruñ ne nag ne lii la bëgg waaye fépp foo xam ne loolu la bëgg dinañ ci taxaw ba xamante ne ni dañuy ànd ak moom ci loolu. ñun jigéen Koungheul sanc ndax lim ñu defal kat lu dëgër la. te nag ñun moom lañ gis tey. suba buñ gisee keneen it moom lañ gis tey. suba it war nañoo taxaw ni ñu ko gisee tey. fépp foo xam ne taxaw na fa suñu tànk taxaw fa ñu mun koo taxawu ndax taxawuñu. daf ñoo taxaw defaral ñu teen bi te xam naa ne defar na fi lu dul teen bi ndax indi na fi machine mu dugub wol yoo xam ne machine yaa ngi esteloo koñ bu ne am nga machine jigéen yi defar am na ñoo xam ne tabax nañ ba pare courant bi moo ñëwagul te bu courant bi ñëwee balaa koor gi machine yi dinañ démarrer te loolu jigéen yi ñoo ko moom ñoo xam nan lañ koy doxalee kon nag lu dul sant ko di ko gërëm dina nañ ci jàpp téye baay te buñ ci jàppee liñ bëgg dinañ ko am ci moom ndax lim ñu woon jar naa jàpp. waaw mënoon nañ fa yem fi dem parce que li mu wax rek doy na mais nag bu ñu fi ñëwee fekk fi jigéen tamit am na góor ñu fi nekk Thierno Diallo di kenn ci Alioune Badara Ly di ànd ak moom dëkk ci koñ bi tey Alioune Badara defar say jigéen lii lu ñun xeex fukki at ku ko wax ci Koungheul sax dañ ne lii insuline lii amut mais bu ñu déggee jigéen ngi wax ñëpp xam nañ ne kon Koungheul mar na Koungheul am na problème courant du Koungheul yëpp nekk si jàmm fi koñ bi tey nekkoon na si coono mais tey jàmm ju ndaw ñëw na parce que ndox mi génn na ci teen bi ñu ngi ciy naan te amul ban yow mi ànd ak tey Alioune Badara lii am sa koñ nan la def. waaw asalaamaaleykum d'abord dama leen di sant bu baax di sant Alioune Badara Ly parce que lépp suma loxo la ko teg lépp it ñu def ko ni mu ko waxee ak ñi nga xamante ni mbooloo mi ñoom ñoo ko ñaanoon noonu keroog bu ñu fi defee benn genre réunion mun naa wax na sax du meeting mais réunion la buñ ko fi defee ñëw jigéen ñi tawatal ko teen bi wax leen ma ñaata la ma taxaw ci saa si la ma jox xaalis bi ne ma fexeel teen bi taxaw te wax dëgg yàlla teen bi yàgg na am problème parce que 10 ans ngi ni teen baa ngi am problème ëpp na sax 10 ans peut-être ñu bëri jaar nañ fi am na responsable yu bëri yoo xam ne jaar nañ fi mënuñ ci def la lu mooy wax bàyyi moom buñ toogee ba nga xamante ni tey moom mun na jël alalam
jox ñu ko ñu defaree ko teen bi amuñ lenn lu mooy sant ko gërëm ko. di ko wax na li mu def man la ko defal. pour te dire man Koungheul sanc laa dëkk moom jàmm gën la nekk mais nag département bee ko ñor. parce que lii moo gën a tuuti si lu mu def si département bi. tey li ma doon gënal sax bu ma laaj Koungheul sanc danga may laaj si département bi. ma wax la li mu fi def yëpp. loolu dana si ñëw kon kii yaakaar naa ne du ko ñuy nëbbu mbala laq-laqal nit la boo xam ne askan bi dong moo ko ñor. dëgg la mu ngi politique nag waaye nag askan bee ko ñor parce que koo xam ne amagoo dara mënagoo defagoo dara di jël si sa alal di ko defal askan wi bon boo ne askan bi moo la ñor duñ koy gëm. parce que am na ñoo xam ne mën nañ dara ñi ngi def dara mais defaluñ ko askan bi ñu ngi ko def si beneen fànn. yàggul dara dégg ngeen fii ndaga yi ñu fi organisé si ay quelques millions. ay millions sax du ay quelques millions. tey mënoon na tey doon loo xamante ni li ñu yokkee ndox la ci biir dëkk bi. c'est vrai Koungheul am nañ problème ndox parce que teen bi gis ngeen tey doomu aadama yi fay roote tey mun naa ne fii ba Touba Koungheul bambara ga comme ni ko soxna si waxee ñëpp fii la ne roote. boo toogoon ba 10 heures boo fi ñëwee da ngay ne non yaakaar naa lii amul Koungheul te pourtant am na Koungheul. grâce à kii. parce que demoon nañ ba teen bi mënatuñ fa root te amuñ beneen pexe. bon ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm. moo xam nag li mu bëgg yàlla na ko yàlla. vraiment kontaan nañ ci moom bu baax. defal nañu leneen tamit lu boobu par rapport ak ça parce que jël na ay machine placé ñu ko si koñ bi ñun daal waxuñ dara. waaw machine moom département bi la war. waaw nit nag bu la ragalee biir nga ragal ko ginnaaw. loolu moom déjà. kon daal ñu doy na borom xel daal. Koungheul sanc nee na taxaw nañu si badu amul benn problème loolu am na solo ki ngeen topp nag ne moom kese la moom la ñuy waxal ci lim def ci département Koungheul mais tey li ci gën am solo boo gis ñu gën a insisté si teen bi xam nañ ne gis nañ ñun topp nañ ko yàgg nañ ko topp ay at a ngi nii gis nañ dëkk bu nekk amatul gën amatul kur lépp damm nañ ko teg parce que waxuma pour tàggat damay yàgg ànd ak moom di gis muy def parce que dëkk bu nekk léegi foo dem fekk fu benn machine wala machine sook boo waxee ñu ne Alioune Badara lii la mais teen bi dafa nekk insulte ci Koungheul tey grand yi nekk fi ñoom dañ yëpp ñoom man bu ñëwatoon tey fii duñ ko gëm parce que bu ñu yaakaar ne Koungheul ak nu mu mel Koungheul lu mu nekkee ville ba léegi am na quartier buy jooytu ndox ci teen amut tey moom bu ñëwee ba defar lii kon loolu dafa nekk lu am solo mais monsieur li dégg nga li jigéen ñi wax dégg ni li sa xarit wax di Thierno Diallo nga def lu am solo lii ci biir Koungheul sanc devant suñu papa ju baax ji di suñu maara bu nekk ko xam ne mosu la gis mais di def sa jikko ju rafet lay dégg rek tey mbir mi bi nga ñëwee def lii gis jigéen ñi ni ñu soxloo ndox mel ni nga def ko ci koñ bi def ko ci Koungheul mbir mi tey yow nan la def monsieur Ly. waaw jërëjëf Matar. maa ngi lay sant di la gërëm vraiment ci liggéey bu sell bu rafet bi ngay def ci wàllu tas xibaar ci biir département bi. donc maa ngi la tuddee sax l'infatigable reporter parce que lu xew nga dem couvrir ko. donc tey occasion la boo may pour ma wax peut-être ci sanc parce que sanc daf di koñ boo xamante ni defe naa ku ñu waxoon ne yenn difficulté yu mel ni ndox accessibilité à l'eau potable am na fii doo ko gëm donc il fallait que nga ñëw ba fii pour gis ko donc l'histoire a commencé il y a à peu près 1 mois 2 mois on a discuté ñu ñëw seet si leen waxtaan ak ñoom ñu tegal ñu seen ay jafe-jafe may leen loolu amul solo parce que man mënuma gëm ne doomu aadama Koungheul ak tàngoor bu métti bi fi am war nga mën a ñàkk ndox donc ba tax na ma ne woon j'ai trouvé que c'était un problème urgent qu'il fallait nécessairement régler ma taxaw ci jàppale leen ba ñu defar ko dama leen di sant gërëm leen aussi parce que vraiment bi ñu ñëwee tawatal ma dañ ma tawatal bëgg-bëgg askan wi bi ma leen joxee it dañ ko def ci bëgg-bëgg askan wi loolu dama leen di sant di leen ci gërëm donc koy dimbale ngir ay nit mu def ko ci nit ñi kooku defe naa da nga war a mën a sawar ci ay mbiram ba tax na defe naa Koungheul sanc lépp loo xam ne lu ma mun a saafara la ci seen ay jafe-jafe dinaa ko def ginnaaw bi ñu leen jàppale parce que bi ñu fi ñëwee loolu leen ñu tawatal ñu aussi jigéen ñi jafe-jafe yi ñu nekkee parce que pour wal dugub dañ doon dox ay presque 1 kilomètre 2 kilomètres pour dem wali ji donc bi ñu ñëwee ma wax leen ko may loolu mënul nekk donc foofu tamit taxawu nen leen ba tegal leen machine wal boo xam ne tey Koungheul sanc am nañ ko moom la ñuy walee jigéen ñi pour noppal jigéen ñi donc ñun ñëw fii du dara lu dul xëy na une volonté manifeste d'être proche de nos populations jege leen ci seen ay jafe-jafe jéem a xool nu ñu leen di accompagner loolu moo doon vraiment tànk yi te defe naa ne biñ fi ñëwee suñu xelu sedd na gis nañ loo xam ne vraiment njëriñ la waaw monsieur Badara Ly ñun dañoo gis ne effectivement monde bu ñu nekk nii léegi ay waxu teen ak yooyu sax pratiquement jeex na fi
parce que bu ñu demee ba ci dëkk boo xam ne ñu am ay jafe-jafe teen am ay jafe-jafe ndox kon d'une part am na benn échec boo xam ne échec politique la au niveau de la commune yow en tant que responsable politique en tant que leader jeune yan taxawaay nga gis ne boo ko defee war nga mun a jege sa population jàppale leen seen jafe-jafe au delà teen bi nii am fi. waaw je le disais tantôt bi may waxtaan ak ñoom ci teen bi maintenant boo génnee Sénégal dem par exemple en brousse fële en Europe boo demee ci province yi defe naa ne da ngay gis ay 4 concessions rek mais tu sens nettement que foofu y a la maîtrise de l'eau te pourtant du ay techniques yu compliquées du ay techniques yu coûteux aujourd'hui machallah parce que nous nous plaignons tous de la chaleur fii gis nga Koungheul tàngoor bi fi ne naaj bi c'est jusqu'à 7 heures naaj bi génn na donc ba 19 heures yaa ngi am naaj donc aujourd'hui boo xoolee par exemple technique gu électrification solaire bi nga jël benn panneau solaire rek boo xam ne ça ne coûtera même pas de 250 watts nga jël ko boole ak benn pompe émergente nga insérer ko ci biir teen rek defe naa c'est un investissement qui ne va même pas te coûter 3-4 millions nga defar ci benn teen boo xamante ni nit ñi dinañ ci root du ñu sonn ndox mi dina ñëw en abondance et du sonn te coûtewul defe naa aujourd'hui ñun li ñu am fii au niveau de Koungheul mooy une mauvaise orientation politique parce que quand même la politique sociale elle est nulle ça il faut le dire au moment où on passe notre temps à festiver à faire la fête à dépenser des millions et des millions pour des choses yoo xam ne futiles les gens meurent de soif c'est inadmissible il faut que ça cesse et c'est nous Koungheulois qui peuvent faire cesser ça comment faisant nañu dajaloo autour de l'essentiel xeex gën a déglu askan wi luy seen jafe-jafe ñu jàppale leen ci man c'est ça mon credo c'est mon combat de tous les jours je m'y battrai jusqu'à mon dernier énergie jusqu'à mon dernier souffle si vous voulez parce que c'est inadmissible quoi il faut que ça cesse caaxaan bi bëri na ci dëkk bi priorité yi bëri nañu jublu ci priorité yi jàppale askan bi man loolu mooy sama combat ci loolu laa ne ci loolu laay woo ndaw ñi parce que Koungheul ne se fera pas sans la jeunesse il faut que la jeunesse soit consciente de ça donc sur ce propos Koungheul ne se fera pas sans la jeunesse tey boo ñëwee fii nii yaa ngi def lu bëri ci dëkk bi au delà de cela yaa ngi def lu bëri ci département bi te boo xoolee dafa mel ni yow acteur politique nga doo politicien parce que acteur politique mooy koo xam ne day jëriñ askan wi politicien mooy koo xam ne saa bu soxlaa nit ñi ñëw bu demee ba am lu mu bëgg dootul ñëwati fekk si leen si tey élection législative yi ñu ngi ñëw te la responsabilité voudrait que am na ñoo xam ne dañoo war a nekk au devant ñoom ñoo war a dem assemblée nationale toogal fa askanu Koungheul wi parce que Koungheul dafa yàgg tumuranke assemblée nationale yow en tant que jeune leader encore une fois est-ce que pare nga pour pouvoir être député à l'assemblée nationale jàppale suñu département waaw xam nga defe naa waxtaan bi am nañ ko fii il y a quelque temps bi fi président de la république ñëwee c'est vrai laaj ngeen ma lu mel noonu ma tontu leen ci dinaa delloo si waat tontu boobu ma tontu woon parce que ce n'était pas d'actualité mais j'avais répondu et aujourd'hui dinaa leen tontuwaat xam nga député defe naa mooy baatu kuy nga xamante ni mooy yor baatu askan wi defe naa kooku dafa war a nekk koo xamante ni day conscient pleinement ci difficulté wu askan wi koo xamante ni day nekk en brassage quotidien et complet avec la population kooku moo mun a dem représenter ji assemblée askan wi parce que la preuve wax leen ma ban législature assemblée leen fi yóbbu nit fii ci département wu Koungheul mu dem fa nekkal fa askan wi amul législature bi passé andi député yi nga xam ne ñoo ñu fa teewal est-ce que session mos na am rek ba nga gis kenn ci ñoom jóg jël parole wax amuñu ko sax donc xamuñu sax lu xew assemblée na ma yàlla baal donc dafa jot nag defe naa ne loolu war na yee képp kuy doomu Koungheul ba tax na tey suñuy yóbbu assemblée nit je ne dis pas forcément que c'est moi mais nañu fa teg koo xam ne dina fa nekkal askan wi man loolu laa gëm je me bats pour ça et chaque jour que Dieu fait defe naa maa ngi xeex pour loolu pour que aujourd'hui au sortir de ces investitures ñu tegal ñu ñoo xamante ni war nañ ñu mën a représenter dignement et fièrement au niveau de l'Assemblée nationale. ok question bi boo gisee ñu gën ko bëgg mu leer sax parce que dañu gis ne say nit ñu xam ne yow ak ñoom yéen a nekk génn nañ devant la chaîne wane ne ñoom bu ñu sañoon yaay nekk seen candidat moment bi mën nañu wax ne 2 mois ou bien quelques mois moo des pour ñu dem ci élection yi tey nag Koungheul yëpp di xaar Alioune Badara Ly gis nañ ne social bi nga gën a yëngatu mais politique da nit ñi ñoo la soxla ba bëgg ba proposer la tey lan ngay wax doomu Koungheul. xam nga wolof dafay léebee dooley jën ndox man su ma amee doole samay militant la je suis fier d'eux et que aujourd'hui la conduite que moi je devrais tenir par rapport à ces élections ne peut être que leur volonté
ñoom li ñu ma digal fi ñu ma orienté fa lay topp su ñu bëggee ma dem assemblée je me battrai pour dem assemblée. Donc ils ne peuvent pas vouloir que je sois à l'assemblée et que man mii ma taxaw ma ne noo dew ma assemblée mënul nekk. Donc c'est une aberration. Donc s'ils veulent que je sois à l'assemblée ils l'ont manifesté ouvertement donc je ne peux que consolider si vous voulez ma candidature à la députation prochaine. gis na yaa ngi liggéeyal Macky Sall. tey choix bi bu porté ci yow wala ñàkk a porté ci yow. lan lañ gis Alioune Badara Ly. waaw xam nga l'histoire entre man ak Macky c'est depuis 2007 ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc du investiture mooy tas sama diggante ak Macky mënul nekk parce que man je me suis autoproclamé soldat de Macky Sall au niveau de ma région. Je me bats pour le président Macky Sall maa ngi xeex ngir moom maa ngi koy xeexal maa ngi jël sama yëf sama doole sama énergie sama temps di ko sotti ci ay nit pour Macky Sall donc kooku defe naa ne du loo xam ne lu ndaw la. Macky c'est une histoire vraiment vieille de 10 ans. Donc du looy méngaleeg affaire boo xam ne compagnonnage d'intérêt la. Non du tout. Su doon compagnonnage d'intérêt j'estime aujourd'hui que je suis en droit de réclamer n'importe quel poste. Parce que ñi nga xamante ni tey ils sont promis à des postes et tout. Ils ne font même pas la moitié de ce que moi je fais dans ce département. Et pourtant c'est eux qui auraient dû se battre matin midi soir xam ne bu Macky amee échec ñoom ñoo dee parce que seen teranga ak yëpp Macky ko yor ñooñu ñoom waroon jiitu ci toolu xare bi mais man duma leen ci xaar parce que Macky daf ma ñor dama ko gëm te lépp li nga xam ne maa ngi koy def dama koy def ngir moom. Voilà. muy lu am solo social moo ñu fi indiwoon teen moo ñu fi indiwoon mais Alioune Badara kenn du ko la gis du loo ko laaj actualité léegi ku ko gis xam ne législative la moo tax sama camarade Mbaye Dieng dugg ci laaj ko question bu am solo boobu noonu mais duñ jeexal rek li la bàyyi nga wax message bi ngay lancé département Koungheul parce que moment bi tàng na te am na yeneen yitte yoo war a dox ci département yi parce que pareegu leen yaa ngi ànd ak say nit ban message ngay lancé département bi. message bi may lancé Koungheul mooy il faut que Koungheul soit conscient de ses préoccupations que Koungheul sache que aujourd'hui li ñu gis ci dëkk bi fii c'est pas du tout reluisant donc on a intérêt de redoubler d'efforts de redoubler de vigilance pour que vraiment ñu jéem a xool nu ñuy tabaxee Koungheul mu nekk Koungheul boo xam ne un Koungheul émergent un Koungheul où vraiment l'enfant n'aura pas de souci pour aller à l'école un Koungheul où la femme n'aura pas de souci pour se préoccuper de ses tâches ménagères un Koungheul où vraiment le malade qui va à l'hôpital se soignera vraiment de façon très aisée. Donc je rêve de ce Koungheul et je crois que les Koungheullois m'entendront et se battront pour que vraiment ce Koungheul-là naisse une fois pour toutes. ok mbokk yi lii la woon ak Alioune Badara Ly jërë ngeen jëf waaw xam naa dañuy pare ak Alioune Badara Ly jox suñu pap mu ñaan mu wax ko kàddu sew defal ñaan Alioune Badara Ly wax ci daara ji def kii waaw et puis foofu mënoon naa sax dolli fa tuuti. waaw parce que tamit c'est l'occasion parce que fii ñu nekk ci daara la. ci daara la waaw. On est venu rendre compte visite à un imam à un Thierno Salif donc bi ñu fi ñëwee. seet si ko nemmoo si ko nuyu ko ziar ko mais bi ñu ñëwee gis nañ daara ji aussi nekk ci condition yoo xamante ni méngoowul ak li président de la république buggu parce que tey foo dem ci Sénégal ñu ngi tabax ay daara moderne pourquoi ñun fii ci Koungheul war ñoo mun a joytu lu mel nii président de la république mu war ñu ci mun a jàppale pour que ñu tabax fii daara moderne lii moi je souhaite même que bu ma génnee man dinaa def lu ma mën recours yu ma mën dinaa ko def pour fexe président jot ci lii ñu fexe fii au moins ñu def fi daara moderne. muy lu am solo defe naa lu am solo la biir Koungheul. mooy ci mbirum teen bi képp ku xam teen bi dama foog ne man maa ko gën a xam. est-ce que bu fekkee ne comme li ma leen waxoon sànq ci suba si maa ngi rootu lu war a toll ci 6 barigo mu nekk ci journée bi 12 barigo. 12 barigo. kon nag damay foog ne képp kuy root fii ci teen bi man maa ko gën a xam. yaakaar nii am naa yaakaar lépp lu mu soxla boo ko ci yàlla jàppale dina def loolu am naa yaakaar ci moom. kon nag ñun tamit amuñu leneen xanaa ci suñu borom li mu wax rek ci alquran hal jazaa'u l ihsaani illa al ihsaan maanaam amul pay bu jëf lu baax lu dul lu baax. kon nag ñu koy ñaanal yàlla tamit yàlla na jërëjëf ñoo gis aussi am na benn laaj bi. defe la wante nag laaj bu yomb la parce que lépp looy wax nit ki xam nañu yow lu ne dafa am sabab ku ne dafa am fu mu wéeru moom mi lépp tey toll nañ foo xam ne fii nit ki boo koy wax rek bu gisul li nga wax rek day wax ne te kii moom